mbokki rafetlu ànd ak suñu programme ci ITV ñu tàmbali jotaayu njoloor si li ci gën a fës ñu fas yéene koo jukki bokk na si nag lu soxal wàllub njàng ak njàngale ak jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy nemmeeku jamono ji ci bile secteur àllarba démb ndiki ndakaaru nag gox yu bëri ci Sénégal ndongo yi wàcc ci mbedd yi ngir rek fësal la leen naqari bu ñu sañ nag ñu gën a ñoŋal njàng ak njàngale ci Sénégal CUSEMS ak SAEMS syndicat yi de fësal nag seen ànd ak yooyu le ndongo ñoom itam ne bu ñu sañoon ñu joyanti waata doxalin gi ba jàng bi ak njàngale mi mu mën a jaari yoon ndaje lañu doon amal ca Saly Portudal foofee la ñu yëkkate yi le kàddu daan ci ànd ak suñu correspondant Muntaga Kan ci biir xibaar yi wàllub koom itam daañ ci àddu ci jotaay gi ak douane bu Sénégal mi nga xamante ne nag def na ay jéego ci wàllub recette atum 2021 yokkute bu yemook téeméer ak juróom fukki milliards ci suñuy koppar lañ ci nemmeeku atum 2021 mu yemook nag ci recette bi lu toll ci junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn milliards bu ñu ko gam-gamlee ak atum 2020 kon douane bu Sénégal def na ay jéego ndax 2020 junni la am ak ñaar fukki milliards ci suñuy koppar dem itam dañu ko daal di fësal bëccëg gi ñu jagleel wàllub douane ci àdduna wërngal këpp xibaar yi bokk gu mujj gi daan ci ànd ak Baba Ndiaye li yéeni kaay yi xëy fësal tey ji yemook alxamis ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier atum 2022 mbokki bisimila ci jotaayu njoloor si mu ngoog xibaar yi dañu koy tàmbali ak nag élection paluk njiitu gox yeeg gox-goxaan yi gi ñu amal dibéer gi ñu weesu commission départementale bu recensement vote ci département bu Ndakaaru kon xëy na tey daal di fësal résultat yi nga xamante ne moom moo dippee ci yooyu la jongante politique ak liggéey bi nga xamante ne moom lañ ci jot a amal teewoon na fa kon suñu reporter Abdourahmane Li kon mu nga ca bërëb ba jamono ji ñuy àddu ñuy ngeen di teewlu ñu daal di koy teewlu moom Abdourahmane Li ci soxal nag yooyu les résultats nga xamante ne fësal nañ ko sànq Abdourahmane maa ngi lay nuyu. Dakar kon résultat yi wadd na ñu xam ne ñu nekk ci 365 votants yi nga xamante ne voté nañu kon fii ci Ndakaaru bokk gis-gis daanaka ngi amee li nga xamante ne moo di 13635 wàllu Sénégal am li nga xamante ne moo di 15327 Sénégal 2035 8402 Yewwi Askan Wi am 173628 Benno Bokk Yaakaar topp ci am ci lu tollu 81015 kon ñu jàpp ne Yewwi Askan Wi kon moo jël ndam li fii nga xamante ne kon moo di Ndakaaru wante mu am yeneen coalition yoo nga xamante ne nekk nañ leen aussi mel ni kon bi nga xamante ne foofu la ex maire de Dakar ki nga xamante ne kon moo di Soham El Wardini fa la bokkoon ñu gis ne que mi ngi am ci lu tollu si 13749 ñu taxaw sax ak ki nga xamante ne kon moom moo sanc kon li nga xamante ne moo di coalition boobu wala boog parti politique boobu di buntu bi xanaa ñu laaj ko xalaatam gannaaw bi résultat yi daanu Théodore Monteil ñu ngi laa nuyu. ma leen di fay di nuyu seen auditeurs yëpp ak seen téléspectateurs yi. alors tey résultat yi wadd na nga bokk ci ki nga xamante ne moo sanc bunt bi ki nga xamante ne mooy ancien maire bu Ndakaaru di Soham El Wardini bokkoon ci sa parti politique boobu ngir élection ko yeeg gox-goxaan yi alors sa impression bu njëkk gannaaw bi nga xamante ne kon joxe nañu li nga xamante ne moo di résultat yi. waaw gannaaw bi ñu sante yàlla dañ ci wax rek ne ñun am nañ satisfaction ci résultat yi parce que dañuy war a fàttali rek ne Union Citoyenne bunt bi parti politique la du coalition. te bu ñu génnee 4e ci jongante yu mel nii Yewwi Askan Wi di coalition bu mag a mag jiituñu Benno Bokk Yaakaar di coalition bi nga xam ne moom mooy coalition présidentielle jiituñu Wallu di coalition bi ëmb PDS jiituñu dañ ci am satisfaction donc c'est vrai ñaari conseil rek la ñu am au niveau ci élection ville bi waaye damay wax rek ne que élection jongante la mais dañ ciy jàng tamit li ma ci yokk mooy que ne jàngat nañ bu baax ni ñu demee ci élection yi dinañu gën a fagaru
pour dem ci yeneen élection Sénégal di fàttali rek ne à partir d'aujourd'hui Union citoyenne dafa nekk parti boo xam ne nit ñi dañ koy ràññee nit ñi dañ ko war a jël en compte ci politiku Sénégal ci champ politiku Sénégal bi te xam ne ëllëg gannaaw ëllëg dinañ gën a def ay jéego yu gën a rëy ci champ politique bi. Effectivement alors soxna Aminata Ndong nga déggoon ki nga xamante ni moo di Théodore Monteil nga xamante ne mu sant kon Union citoyenne buntu bi nga xamante ne fële ki nga xamante ne maire sortante bi di Soham El Wardini nekk bu weesoo loolu ñu ñëw un peu ci résultats yi nga xamante ne kon jot nañ ko am ci communes yi fii nga xamante ne moo di Yoff nga seetlu ko di Yewwi Askan Wi nga xamante ne mi ngi am kon lu toll si 11 364 voix Benno Bokk Yaakaar topp ginnaawam am ci 8 727 muy koñ bi nga xamante ne fa la wala boog commune bi nga xamante ne fa la ki nga xamante ne moom la Benno Bokk Yaakaar tànn ngir mu jiite Dakar foofu la nekk muy Abdoulaye Diouf Sarr moom mi nga xamante ne kon dañ ko fa daan foofee ca Yoff bu weesoo loolu fi nga xamante ni moo di Parcelles Assainies ñu seetlu itam foofee la xamante ni kon Yewwi Askan Wi jël ndam li daanaka mi ngi am si lu toll si 16 813 voix ci Benno Bokk Yaakaar topp ci ginnaawam ci 8622 voix foofee di Parcelles Assainies nga xamante ne kon mooy fiefu kooku di Amadou Ba bu weesoo loolu itam ñu seetlu ne que ca Wakaam itam Yewwi Askan Wi daanaka moo fa jël ndam la ak 4079 voix ci 3590 voix pour ki nga xamante ni kon moo di Benno Bokk Yaakaar ca Mermoz Sacré-Cœur daanaka tamit foofu seetlu nañu beneen mbir ci 11 678 votants muy koñ bokk yi nga xamante ne wala bokk yi nga xamante ne ñoo ëpp li nga xamante ne moo di enjeu 11 678 votants Yewwi Askan Wi mi ngi ca am 5223 ki nga xamante ne moo di Benno Bokk Yaakaar nag am fa 1357 daanaka bu ko yàlla mais wala boog ñu ñëw peut-être si Médina nga xamante ne tamit bokk si enjeu yi nga xamante ne gëm sa bopp moo fa jël ndam li du Yewwi Askan Wi du Benno Bokk Yaakaar mais gëm sa bopp la ak nga xamante ni kon moo di Bamba Fall kon di jiite fa di am kon li nga xamante ne moo di 9414 voix Benno Bokk Yaakaar am fa 8356 voix Yewwi Askan Wi ñëw troisième position bi si 4771 xëy na yeneen résultats yi dinañ ci gën a ñëw ci yaatal soxna Aminata Ndong bu dee bien entendu amoo yeneen i laaj ngir ñu tontu ci bu soobee yàlla. li jaajëfal ko bu baax ci ni mu doon toppale yooyu le résultat ñeel département bu Dakar jàppale ne kon Yewwi Askan Wi moo daal di jël ndam li ci département bu Ndakaaru gannaaw élection jongante palu ko njiitu gox yeeg gox-goxaan yi ci dibéer gi ñu weesu ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 ba tey ci xibaar yi ñu desandi ci wàllub politique ak lu soxal nag gox yeeg gox-goxaan yi gannaaw yile jongante waral nag ñu dem seeti jaaykat ya nekk ca marché Sandaga xam ngeen ko ak bâtiment bi nga xamante ne daana leen nañ ko ngir yeesalaat ko ngir rek nekkin bu gën a ñoŋ ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ca Sandaga ñoom itam yëkkati nañ ay kàddu la ñuy xaar ci maire bu yees bu Ndakaaru Barthélémy Diaz ak ki nga xamante ne moo di maire bu Dakar Plateau Alioune Ndoye la ñuy sàkku nag mooy ñu daal di lëkkale seenub doole ngir rek daal di leen taxawu ngir Sandaga gën a mën a nekkaat ci anam bi nga xamante ne noonu lañu sa doon dundee ñoom jaaykat yi rawatina ñu teewlu si reportage bu Mamadou Dia. Ville de Dakar am équipe bu yees capitale bi am maire bu yees commerçant yi ci marché Sandaga di wax li ñuy xaar ci moom. ñun dañu am benn kuréel bu nekk fii mooy muy ATS ànd taxawu Sandaga ñu jëlee ñu fii Sandaga fi nekkoon léegi nag maire bi nga xam ne maire Plateau waroon a liggéey bi mu am divergence ak maire de la ville bi fi nekkoon moom Soham Wardini parce que dañ ne terrain central bi dañ ne ville de Dakar moo ko moom alors que ci acte 3 bi dafa délégué ay pouvoir am maire de la commune quoi donc mu amoon litige boobu ba actuellement mi ngi tribunal. su ma lay waxee dëgg am na ñoom te ni fii yoroon nañ kër ga tas na am na ñu fi yoroon jabar yi tas nañ am na ñu doon seen doom doon jàngatuñ parce que amatuñ luñ fayalee seen doom yi amatuñ lu ñu joxe yoratu seen kër bari na fi marché bi dañoo juddu fekk seen papa nekkoon si marché bi seen papa dem ñoom ñu nekk ba jot fi seen i njaboot ñu xëy ci ba jële fi marché bi di boobu ba léegi def mais fii da nga gis comme day xëy ba ngoon jot ni la uma paas bu ma njibee yow ki amul paas lan lay amee lu mu yóbbu këram. ñu toj ko fukki fan ak ñaar ci weeru août atum 2021 Sandaga ne boobaak léegi ay jafe-jafe lay dund mu toftalu ci itam ab xëccoo
jëm ci kan mooy yeesalaat bërëb bi commerçant yi di sàkku ci Dakar Plateau naka nu mairie bu Ndakaaru ñu teg xeex bi ci suufa li ñuy wax Barthélemy mooy les commerçants de Sandaga depuis 2 ans ñu ngi souffrir sonn nañu que ni ñu dimbale ngir yàlla na waxtaan ko xaritam Aliou Ndoye ñoom ñee ñëpp ay maire lañu kenn ku nekk am loo bàyyi ñu liggéeyal impacté yi parce que sonn nañu depuis 2 ans. Barthélemy taxaw na fii moom ci boppam en personne assuré ma ne ma bu jëlee maire bi tey dana waxtaan ak Aliou Ndoye kon boog war na mun a yomb daal nañ ci seet jaaykat yi sonn nañu depuis 2 ans. léegi nag Aliou Ndoye war a Barthélemy Dias ñoom Dakar lañ juddoo Dakar lañ màggee ñoom dañoo judd fekk fi marché bi ak marché bi li mu doon dugal léegi nag ñoom fekkee si ñoom ñaar la des nañu dawal ngir yàlla xam ne nit ñi nekkoon si marché bi sonn nañ ñu bàyyi seen intérêt politique yi te defar marché bi ñun loolu lañ soxla. juróomi téeméer ak juróom benn cantine lañu tocc junneeg téeméer ak ñeent fukki table ñi yëkkati leen loolu teewul ñoom commerçant yi noppi nañu gunge équipe bu yees bi ci mission bi. ah mais bien sûr ñun dañuy gunge ñëpp parce que amuñu droit tey kii li fa nekk fi ñuy xëccee gauche kii di xëccee droite ñun ay sénégalais lañu lépp luy tabax Sénégal ay bons citoyens la da ci ànd ak ku mu ci mën a doon parce que tamit choix doomu aadama yi dañ ko war respecté. ab équipe bu yees ci boppu mairie bu Ndakaaru Sandaga lenn rek lay xaar ci moom te mooy ñu baral jéego yi jëm ci yeesalaat bërëb bi nga xam ne ci taarix la bokk muy bërëb boo xam ne ñoom commerçant yi nee nañu jamono ji koom gi day sukuraat. Mamadou Dia bëri na ci ay gox yoo xamante ne ñu ngi fay nemmeeku équipe bu yees ñal nag bokk moomeel yi gannaaw yi lay jongante politique élection locale yi moo waral nag ñu daal jamono ko taxaw seetlu ci canal yi nga xam ne dañu koy nemmeeku ci yenn ci ay gox ci Ndakaaru bu ci mel ni nag canal 4 askan nga yeewoo ca pegg ga ñoom itam di xaar ci naka jiite seen i ay bokk moomeel ngir ñu indi saafara ci jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ndax leen ñuy seet naka moo di yenn ci ay canal askan wi nag ñenn ci ñoom dañuy daal di faral di jël mbalit sotti ko ci yooyu le rigol ba mu indi jafe-jafe daal di fatt yooyu le rigol jafe-jafe yooyu nag mu leen di jural moomee nag loole nag waral ñu sàkku nag ay saafara ci seen ay kilifa reportage ci canal 4 ak Pape Ibrahima Ndiaye. boo ko séenee fu sori mën ngaa jàpp ne mbir bi nga xam ne moo ko wër cet bu ñu mën a séent yenn ci ay bërëbam wala garab yi nga xam ne dañ ko fi jëmmat waaye nag boo ko jegee rek seen beneen xarkanam ndax canal 4 mënees nañu jàpp ne jamono ji këppukaayu mbalit la lii nag ñu fi juddoo màggee fii di ko nakarlu bu baax a baax. mais au fil du temps entretien boobu la gars yi bàyyi amatu benn entretien fii ci biir nii ñu naan ba ci biir ndox mi daañu dem ba géej mais temps bi ak le temps ak gars yi ni ñu ko gérer mu baax finalement ndox mi dematul ndox mi non seulement ndox mi dematul si kanam fee si géej gi fa amoon foo xam ne fa amoon suuf avant suuf amu fa woon léegi suuf si dafa gagné dafa ñëw ba fatt canal yi. ñun fii lañ ko fekk juddoo màgg ba ñu nekkee xale mën naa daanaka sax daan nañ ci sax fooyee jur boobu quand même y'avait amoon na toppatoo ndax canal bi dañ daan toog même nawet bi waaj a jot wala yenn kii bu waaj a jot nii ay camion ñoo daan ñëw dugg si fii si biir canal nettoyé ko ba mu set nga xam ni lépp luy ñëw day jàll parce que mais nag au fil des années nag loolu dafa xawoon a des. Seydina Omar Ndiaye nekkoon conseil municipal ci gox bi ci atum 2002 jàpp 2009 moom nag buy xool li nga xam ne mooy pollution bu fi ne day mer bu futtu moom mu def bitim réew lu ko gën a néew fukki at ñibbi si wat fii gis ne boobu ba léegi dara soppeeku fi. Comme l'administration est écrite, on a fait des lettres, on a adressé au maire de Dakar, après def suñu ay pétition et puis on a mis un peu la pression. Et vraiment par ak seen diligence quand même ils ont compris que de seen responsabilité la ñu war ko curer. ndaw nga xam ne ñoo fi dëkk ñoom nag soobu nañ sax ci wàllum politique ngir soppi xarkanam canal 4 bi ku ci mel ni Paate Jiite moom conseil municipal la ci équipe bi nga xam ne ñoo fi nekk balaa élection municipale yi. canal bi maanaam dafa nekk à cheval ak commune Fann Point Amitié
ak Gueule Tapée Fass Colobane mais gérance bi ville de Dakar moo ko yor ñoom ñoo war a curer ñoom ñoo war a defar ñoom ñoo war a réparer pour wax nit lenn ci canal bi tamit canal dafa am beneen problème bu ci am parce que bu dul nawet warul am ndox parce que dañ ko defar juste pour eau pluviale donc ndox mi ngi fiy gis yëpp également clandestin la. ñoom ñëpp nag benn bébét lañu am ñu jàpp ne ñi nga xam ne ñoo gagné commune Gueule Tapée Fass Colobane dinañ def seen kéemtalaay kàttan bis bu ñu jëlee li nga xam ne mooy seen fonction ngir def ay jéego ci wàllu alam bi lii nag ñu gis ne dina tax daal lépp lu jëm ci wàllu woowee ko population yi gën cee gis seen bopp te canal 4 bi soppi melokaan. Papa Ibrahima Ndiaye ñeneen ñoo xamante ne nag soxla nañu saafara ci seen ay jafe-jafe di ay ndongo wàllub njàng ak njàngale dañuy daal di àddu gannaaw nag benn li plan d'action bi syndicat bi nga xamante ne ñoom ñoo ëmb wàllub njàng ak njàngale ñetti jëngu ci daara yu diggu doomu yi ñii di ndongo nag ay ndongo lañu nekk ca diwaanu Mbour gannaaw nag grève bi nga xamante ne ñoom itam daal nañ koo sumb altine ngir rek dakkal li nga xamante ne moo di njàng ak njàngale waaye itam tere seen ay naataango ngir ñu amal li ni mel ñoom nag la ñu bëgg moo di safara daal di am ci yooyu la grève nga xamante ne jàngalekat yi sumb nañ ko ndax nag ñoom dañoo bëgg a yeggali seen aw njàng ñu waral nag ñu manifester li ni mel nag ñii di syndicaliste yi waa CUSEMS ak waa SAEMS ñoom nag daan nañoo jàppale yooyu le ndongo ci assemblée générale la ñu yëkkati ñoom kàddu yi le xam ne nag bu sañoon saafara juddu ci yooyu le jafe-jafe démb nag la ñu ko doon amal ci teewaayu Mountaga Kane. ndaje bi nga xamante ni syndicat bi ñuy dippee SAEMS ak CUSEMS amal nañ ko alarba bi fii ci Saly profité nañu si wane ñu ngi ànd ak xale yi nga xamante ni ñu ngi sàkku grève enseignant yooyu daal di dakk ngir ñu mën a wéyal seeni njàng ni mu waree. seetlu nañ ne tey boo wëree Sénégal mu nekk Dakar mu nekk Thiès mu nekk Kaolack ak région yëpp ak Mbuur ak fépp jàpp nañ ne élèves yi tàmbale nañ dugg si xeex boobu. élèves yi seen taxawaay ñun taxawaay bu ñu comprendre la parce que nag quand même ñoom dañu bëgg ñu respecter le droit à l'éducation waaye tamit ñoom dañuy comprendre taxawaayu jàngalekat yi muy que ne ñoom dañuy respecter droit de grève droit yooyu yëpp ñu bokk ko dëxëñ ko ci suñu constitution réew. li fi moo am presque Sénégal yëpp kon nag nguur gi na déglu population bi na déglu élèves yi parce que élèves yi li ñuy def seen droit la dañu war a am enseignement yu baax. ñoom ay victimes lañu ñun ay victimes lañu ci politique éducative boo xam ne nguur gi mettre na ko en place. ginnaaw bi ñu ñàkkee diggu ak ñeneen juróom ñi bokk ci G7 bi CUSEMS ak SAEMS ñoom dañu fas yéene ànd lëkkale si doole ngir tàmbali ay bésu ñaxtu ñu ngi ko doore nag talaata bi ak alarba bi def nañu ab débrayage maanaam ñu dakkal liggéey bi ci fukki waxtu ci suba fas nañu yéene nag àjjuma bi ñu def grève totale. Mountaga Kane ci ndaje boobee nag ñaari syndicat yooyu la du CUSEMS ak waa SAEMS ñoom nag daal dañoo yëkkati ay kàddu rawatina nag lu soxal nag ci seeni ay payoor ñoom syndicat bi le jàpp na nag bu ñu sañoon nguurug Sénégal daal di tëddee njaaxaanaay ci anam bi nga xamante ne nag moom lañ leen di taxawoo syndicat bi dem sax bay xamle ne dañoo jàpp ne nguur gi wegu leen loolee nag ñu daal di koy xamle ci boobu la assemblée générale Abdoulaye Boye mooy secrétaire général bu CUSEMS suñu teewlu ko ba tey ci micro Mountaga Kane. tabax ngi doyul jàngalekat yi doyuñu ndox amul ci école yi gis nga Kaolack li fa am école boo xam ne parents yi ñoo tëj école bi parce que amul ndox amul toilette jàngalekat yi di travail ci condition yu métti léegi nag système de rémunération nguur gi mënu fi ne nit ñi di ko poser mu nangu ko pare ñun jamono ñuy wax lu ñuy wax provocation la ko connuler yow nit ñi di xeex ngay jël di jox ñii di jox ñeneen mais loolu mënut la continuer réew yamale moo ko yor lu tubaab naan justice sociale ak équité loolu moo tax jàngalekat yi mënuñu ko nangu parce que loolu conséquence bu mu indi tey mooy démotivation démoralisation mooy tey kenn bëggatul jàngale koo wax mi ne la du ma dem jàngale concours yi ba ko gisee ñëpp a ngi jóge ci njàng mi di dem professeur mat amatul philo amatul espagnol amatul yeneen discipline am na déficit parce que ku am buntu jaar foofu dem sa yoon ñun nag bëgguñu mel ni réew yi sama benn naataango syndicat li ma doon wax nee na ma ñun ndooy bàyyi nañu grève ma ne ko lu tax mais comme nguur gi day tappale faalewuñu ñun tamit lu ñu war a def ñu ngi koy def ma ne ko ñun de waa Sénégal ñun syndicat du ñu tappale du ñu egg foofu ñun danañu xeex parce que école bi la ñu am danañu xeex parce que njàng mi la ñu am danañu xeex parce que réew mi la ñu am parce que xeex bu ñuy am
mu jëmal école parce que école bu baaxee société bu baax école bu baaxee réew bu baax école bu baaxee réew bu soxla. waxtaanee wàllu koom téeméer ak juróom fukki milliards ci suñuy koppar nag la ñu daal di nemmeeku douane bu Sénégal daal di koy am ci ay recette bu ñu xoolee nag li nga xamante ne moo di koppar ya ñu amoon ci atum 2021 mu yemook nag ci junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn milliards ci suñuy koppar bu ñu ko gam-gamlee ak atum 2020 tolloon nag ci junni ak ñaar fukki milliards ci suñuy koppar jàppale ne yokkute bu toll ci téeméer ak juróom fukki milliards la ñuy daal di nemmeeku li ni mel nag ñu xamle ko démb ci jamono ji nga xamante ne ñu ngi doon màggal bëccëg gi ñu jagleel wàllu douane ci àdduna wërngal këpp ñu teew si suñu ndaw ba ñu teewaloon ci ndaje ba di Ami Diouf. ci anam yi la douane sénégalaise amalee bés bi ñu leen jagleel ci seen ndaje bi njiital douane di Abdourahmane Dieye fësal yenn ci ay mbir yu bees yu ànd ak seen liggéey ci noonu ñu seetlu ci mbirum xarale yu yees yi nga xam ni day gën a yombal lu jëm ci procédure douanière. 1. Construire un écosystème de données douanières basé sur la confiance. ñaari poñ yi nga xam ne jublu nañ ko yeesal bi njëkk moo di gën a yokk li nga xam ne moo di kóolute gi ci wàllum douane waaye tamit gën daal di yokk ñi nga xam te ne bi ñoo di liggéeykat yi loolu nag day am ak yeesal goo xam te ne bi faaw mu am ci gën a dëppaleeg li nga xam ne moom la ñuy liggéeyee ak jamono gën ko dëppaleeg li nga xam ne moo di xarle yi te nekk na loo xam te ne bi yaakaar naa moo jublu war a am ngir ak suqaliko yokkute gi nga xam ne moom la ñu soxla. DGD du 15 mars 2021. jokkalante bi ci seen biir ak yeneen këru liggéeyukaay yi nekk ñu war a jëmmal. Le troisième axe relatif au renforcement de la collaboration. ñetteelu poñ bi moo di ubbeeku gi nga xamante ne bi douane war na ko ubbeeku ak lëkkaloo bi lëkkaloo yeneen i bànqaas yi nga xam ne am nañ ci biir réew mi yu si mel ni ñi nga xam ne ñoo di waa ANSD ñi nga xamante ne bi ñoo di ñi yor koom koppar mi ak ñi nga xam ne ñor wàllu natt gi te loolu ay ubbeekuloo yoo xamante ne bi dina gën a ñëw. De la comptabilité publique et du trésor. Abdoulaye Daouda Diallo di seen jëwrin bi ñu jokku rafetlu liggéey bi nga xam ne amal nañu ko ci système gaynde. La mise en œuvre de la SN 2025. yeesal yi nga xam ne def nañu ko mu daal di tënku ci ay poñ yoo xamante ne bi ràññeeku na jur na lu am solo ci wàllum koom-koom ci réewum Sénégal te loolee am na njeexital ci atum 2021 bu ñu ko gam-gam léegi at mi nga xam ne moom la ñu weesu ci wàllum koom moo xam ne dugal na ko ci réew mi te loolee ñi nga xam ne ñoo di kilifay douane yi ak équipe am dañ ci am taxawaay bu am solo loo xam ne war nañ koo rafetlu ñun ñëpp. Des 1176 milliards. ñu ràññee leen lool ci xeex bi ñuy def ci lépp lu jëm ci njuuj njaaj ngir gën leen dooleel ab daara bu ñu leen di tàggatee dinañ ko taxawal ci Sandiara. Ami Diouf gannaaw koom gi ñu àddu ci wàllub tàggat yaram ak Coupe d'Afrique des Nations bu ñu amale ca Cameroun gannaaw ba Sénégal xamee nag équipe bi nga xamante ne moom la fas yéene janool ci quart de finale yi ak Guinée équatoriale équipe bu Sénégal nag daal nay amal lii di ay entraînement tàggatu ci séance d'entraînement boobee ñu daal di cee nemmeeku teewaayu Ismaïla Sarr nga xamante ne décembre ba tey ci la amoon ay gaañu waaye nag footballkat bi nekk ca Watford moom nag jamono ji ñëwaat na nag ci tanière bi jot naa amal nag ay entraînement équipe bu Sénégal ñu del siwaat si ci boobu les séances d'entraînement waaye itam ci choc bi nga xamante ne Sadio Mané amoon na ko ci jamono ji nga xam ne moom lañ doon football lu soxal 8e de finale ak waa Cap Vert ak suñu ay envoyés spéciaux Cheikh Diop ak Serigne Saliou Dama. noonu lañ koy amalee saa suñu jógee ci jogante daanaka effectif bi nekk ci entraînement bi li ci ëpp mooy joueurs yi nga xam ne ci ñaareelu pàcc bi la ñuy dugg wala sax bokkuñu woon ci jogante boobu ñu ne ci fukk ak ñetti joueurs ak ñetti góol mu di Aliou Badara Fati Alfred Gomis ak Seny Dieng waaye liñ ci gën a jàpp mooy bokk bi Ismaïla Sarr di bokk ci entraînement bu groupe bi mu di guléet gannaaw ba mu amee ay gaañu ci weeru décembre laataa sax Aliou Cissé di génne liste bi ngir kan yi joueur Watford bi bokkoon na ci liste bi ci diggante bi sax am na ab xiroog ngaayoo diggante fédération bu Sénégal ak club anglais bi nga xam ne daa bëggoon a téye joueur bi waaye gannaaw ba mu tàmbalee faju foofu ci Barcelone joueur Sénégal bi ci talaata ji sax la ñëw fekk ci gaynde yi fii ci Cameroun ngir rekk jeexal compétition bi Cheikhou Kouyaté ak Pape Matar Sarr ñoom bokk nañ ci entraînement bi yépp donte nañ ko joxoon benn bis rek ngir mu noppalu moom joueur Crystal Palace boobee
gannaaw ba ñu amal échauffement ba noppi staff technique bi di leen wéy di xool ci lañ ko def ñaari pàcc équipe bu nekk am juróom benn joueur waaye ni ñu ko doon defee opposition attaque défense boobee Cheikh Ahmadou Bamba Dia moo ci gën a ràññeetlu bu weesoo loolee joueurs yi nga xam ne ñoo tàmbali woon jogante bi seen diggante Cap-Vert amal nañu benn séance de décrassage bu ndaw Kalidou Koulibaly moo tàmbali ak Famara Diédhiou ak Saliou Ciss laata Idrissa Gana Gueye Abdoulaye Diallo Papa Gueye ak Boulaye Dia di leen ci fekk ci ñu jeexale ko Nampalys Mendy Edouard Mendy ak Bouna Sarr ñi nga xam ne ñoo ñëw rek ndar kepp groupe yu ndaw yooyu ñu taxawaloon di fàttali rek ni ginnaaw ba mu amee ab choc bu metti lool ci digganteem ak góol bu Cap-Vert Sadio Mané bokkul ci entraînement bi ñu xam ne rek ne dañ koo jox ñaari fan ngir mu noppalu moom ba mu duggee ci jogante bi diggante Sénégal ak Cap-Vert daa am ay gaañu ay simili dong Fodé Ballo-Touré it bokkul ci entraînement bi. Cheikh Diop jaajëfal ko bu baax mbokk ñu yegsi ci ponk gu mujj ci jotaay yi li yéene kaay yi xëy fasal tey ak Baba Ndiaye. maa yéen a nga ca jàkkaarloog njiitu réew mi Macky Sall ak ministre mi démb ca conseil des ministres bi saful neexul seddul bés bi la journée Macky Sall kay rafetlu na doxalinu élection ci Sénégal noppi di sàkku ci jëwri gu ñu dégg wala biir remee kaara nga gi Félix Antoine Diome mu def xayma gu rëy ci élection locale yu ñu gën ba noppi remercier leen ñoom ñëpp ginnaaw taxawaay bi nga xam ne amee woon na ko ci réewum Sénégal yëgle kaay groupe cabinet Macky Sall kay njiitu réew mi nee na la muy xaar mooy résultat yëpp wadd ngir mu daanal gouvernement bi samp bu yees ginnaaw duma yi nga xam ne duma nañ ko gaayam ci élection locale yu génn enquête ne lu wax ji bëri nga yëg nga ñàkk yëg njiitu réew mi Macky Sall mënta ñàkk dage bopp ci gouvernement bu yees wu ñuy séntu ci réew mi ginnaaw gaay nga xam ne dañ leen duma ba ñu tëddal seen bopp ci élection locale yu génn ndaxte moom Macky Sall yëgle kaay bi ne wax na gaay bi yëpp nañu waajal ndax ci daanal gouvernement bi ñu jëm samp beneen wu yees ndax moom Macky Sall amul lu ko neex ci élection locale yu ñu génn ci réew mi l'observateur ne ginnaaw fëgg yi leen fëgg moom Macky Sall ak waa benn bokk yaakaar ci élection locale yu génn nee na nag ministre yi nañu waajal seen bopp wala bokk seen mbokk waajal leen ndax ci daanal gouvernement bi la jëm ñu dem ci la fa fekk ko fa moom Macky Sall njiitu réew mi yéeglekaay bi ne njiitu réew mi Macky Sall ñàkk na Ndakaaru njiitu réew mi Macky Sall ñàkk na Ziguinchor njiitu réew mi Macky Sall ñàkk na Kaolack moom njiitu réew mi Macky Sall ñàkk na Tivaouane njiitu réew mi Macky Sall ñàkk na Touba njiitu réew mi Macky Sall ñàkk Diourbel njiitu réew mi Macky Sall ñàkk Mbacké njiitu réew mi Macky Sall ñàkk Yoff yéeglekaay bi ne ndax moom Macky Sall njiitu réew mi nguuram gi daa tàmbalee suux ka ci jëm ci jeex les fone soo leen bëgg dégg daal xam leen ni bukki bu maatoon bàyyi Karim Wade Abdoulaye Wade mooy yor bàyyi Amadou mii di Macky Sall yéeglekat yi fa ñu ndullee gars yi moom Macky Sall ak élection yi teru ci réew mi daanaka mu ngi sunu tànk ndax léegi mu yegsi te léegi nag wàccagal xaju fi taskanu Sénégal gépp yeewu nañu ndax kenn mënu ci leen jënd ndaxte gars yi dañuy encaissé sa xaalis lekk ko ba noppi ba sub élection ñu tànn ka leen neex laas ne waaye yeewi kay waxtu yi ñëw moomee fa ndaxte gars yi Khalifa Sall ko ñoo teg loxo ca Kër Massar noo teg loxo ca Kër Massar sud ak ci département bi war fadiri ne ginnaaw jëlu benn bokk yaakaar ci élection locale yi ñu génn soxi tàmbale na takar naa ci kaw Mahmoud Saleh ndaxte gars yi jël nañu lépp xam ko waxtu wi daal taba ëpp na koy buum suur soi ne yoru ne Ahmed Aïdara ci maire bu Guédiawaye waaye daal naruta sedd mu ndaxte Racine Talla nee na du ko may lenn ndax saafara dëgg na la ñu fas yéene sotti ci koom ak ñi mu àndal ci boobu maire bu Guédiawaye ndaxte nee nañu ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ñoo am majorité ca Guédiawaye Adja Rougui Bousso responsable APR ci la témoigné gars yi Macky Sall lu ñu wax dëgg rax ci dolli fuuy nañu yëg seen bopp loolee waral jëliñu leen fëgg ci élection locale bi ñu génn ci le témoin dem ci la tribune yëglekaay bi ne Serigne Fallou Mbacké nee na Abdou Lahad Ka na tekki ba tànkam ndaxte nee na li am barki de moo jaay ci élection yi ci Touba mooy firnde ni askanu Touba gépp war nañ ko gannaaw ndax bëggatuñ ko ginnaaw bulletin blanc yi doon jàmba jóge ci dëkk bu tedd ba Touba vox sobi ne candidat Yewwi ca Thiès ka bi dëkk ñaari gaar jafal nañu xal yi ba noppi teral seenu kaddu ndaxte docteur Omar Diagne Birame Souleye Diop ak docteur Mamadou Tité ñoom ñëpp nee nañu seen ndam li daal du ñu nangu mu ko fokkati ba noppi di yëglu ci kanamu askanu Sénégal gépp ndax ñoom waa Yewwi ñi Yewwi waa Thiès nee nañu gaay yi ñoo bëgg a fokkati ndam li seen yokkute nag loolee duñ ko nangu mukk muy am ci Sénégal docteur Babacar Diop ci vox sobi ni bu dee gaay yi ñoo bëgg a fokkati ndam li seen kaw ca Thiès kaay bi dëkk ñaari gaar la ñu gisoon ci weeru mars atum 2020 la ñu gisoon ci weeru mars atum 2021 ne leen bir ni mën na xewaat ci réewum Sénégal wala bokk lu ko raw moo fi am ndaxte nee nañu ndam li ñu am ca Thiès kaay bi dëkk ñaari gaar nañ leen ko jox lu ko mooy nag réew mi ci tàkk la jëm docteur Ousmane Diagne ne gars yi nag noppi nañu te lépp lu mu laaj dinañ ko def bu laajee sax seen bakkan ñu teg ko ci dinañ jaay gars yi seen bakkan ngir seen ndam li ñu jox leen ko ba mu jeex tàkk ci Thiès kaay gën a dëkk ñaari gaar Birame Souleye Diop ne xam nañu gars yi yoot ndax de barki de moo njaay gis nañu benn oto bu weex tàll yàpp juróom
juróom-ñaari nit ñoom ñëpp jóge Dakaaru digg fi ci kaay te nag la ñuy waajal xam nañ ko waaye ne leen leen seen bëgg-bëgg bi daal du antu docteur Mamadou jiite ne gars yi seet la ñu foowee ndax ndam lu ñu am ca Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar du ñu nangu mu ku koy xajamal waxuma la ku koy foqati latur bi nañu fowul dëgg kay mooy waa gëm sa bopp ndaxte nee nañu waa nguur gee ngi def seen kéem kattan ngir foqati ndam seen yokk ci Médina ak ca Tëngéej dëkk bu am ku ma lamb bés bi ne ki am ndam dëgg kay ci élection locale du kenn ku Khalifa Ababacar Sall mérub Dakar boo woon Bamba Fall ma nekkoon gënub émission ndaari ci ITV moo ko xamle ndaxte nee na moom Khalifa Sall mérub Dakar boo woon gaay mi ñoo gagné ci élection yi ci gox yi yëpp ci Ndakaaru capitale bu Sénégal Gablas ne juróom-ñaari ministre lañu wulli yu metti ci Ndakaaru capitale bu Sénégal ci élection locale yu génn kakatar ne la muy ëllëgu Abdoulaye Diouf Sarr ginnaaw ndulu yuñ ko ndulli ci Yoff ba ci Ndakaaru wër nga këpp capitale bu Sénégal yéeg le cabinet njiitu conseil économique social et environnemental ak njiitu au conseil des collectivités territoriales ñoom ñaar ñëpp seen yànq ndax boobu mooy Macky Sall njiitu réew mi ci tëbal leen la jëm yéeg le cabinet ca Grand Dakar Ndeye Sele Diop dañ ko jàpp loxo ci poos ndaxte nee na ndam li nga xam ne Jean Baptiste Diouf am na ko ci élection locale yu génn ndam li lépp moom yéeg le kay bi ne ko déet ndaxte ndam li kay bu amee ginnaaw yàlla nañ ko santee docteur Sène ndaxte coow li lépp moom réew mi ko ñeene cool borom ñaari turi ci réew Sénégal daal jeexul ndaxte ginnaaw député yi lankee ba tëdd ci naaj bi ne duñu voté projet de loi bi Macky Sall ak gaayam réew mi ko ñeene lañ leen toppee mooy war askanu Sénégal gépp libération ne jare ba njaay nag ci guddi gu ba setagul la nekk ginnaaw kër gu ñu taaloon ci élection locale yi ca Kër Massar yëglekaay bi responsable gëm sa bopp bi nag yoon ci mbirim la nekk te boobu mooy le mandat de dépôt la koy fëgg source ne te bi ñu inauguré barki démb moo njaay waxtu wi demul dikkul daa pan donte lu ëpp benn milliard suñu ko dugal nañ ko barki démb ci inauguration bi yëglekaay bi ne tey bi nag mel na ni daal bër bu ñu teg ci jant ndax nag yaakaar gi ci amoon lépp nga tas ak naax saay source ne ndaxte teer bi yéex na teer bi pan yaa ngi mel ni tulleeg male te ci ko doy waar barki démb moo njaay dañ ko arrêté ci yëmbal ñu bàkku jëm ci lamb ji suur lamb yëglekaay bi ne Tyson borom équipe bul faale ndax lu mu def ci lamb ji dina amati mbër bu ko gaaw a defati ci réew mi ginnaaw ñeenti at yi nga xam ne def na ko dégg lu des ci lamb Sénégal le solo ne syndicaliste yi ci réew mi dañoo xàppati seen juróom benneelu plan d'action loolee soob ñàngale mi ci jafe-jafe gu taar ba noppi tey leen ëllëgu ndaw yi ndaxte nee na elu seen bopp xamuñu fuy teg seen tànk seen ëllëg dara leelu ci lii lépp tax ba ñoom ñëpp waxtu wi dañoo tiit jaaxle janaxe teg ci ndax seen ëllëg muy bëgg a tàkk suuf mais da ngay seet loolu rek Mame Ndiaye sant ko gërëm ko mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg suñuy programme jotaay njolloor si fii dañu koy yëkkati amoon mbégte dégtal leen xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn jaa ngi jëf